Gouvernement du Sénégal jàpp na ne enseignement supérieur privé bi ak daf ci am wàll comme privé bi comme public bi boobu comme ñun ñooy jox cër boobu nag ndax cër bi cëru nguur la ñun ñoo koy jox nañ ko établissement privé yi ne leen yéen am ngeen cëru léegi taxawaayu nguur taxawaay boobu nag am na lu muy laaj parce que nguur mënul yeewu ne man lii mën naa ko dama koy def lii mënuma ko taxaw naa rek duma ko defati da ngay wut ay te loolu dafa am cahier de charge beneen bi mooy ñun gouvernement du Sénégal dañoo décidé ne at bu jot am na depuis 2013 am na ay étudiants yu am bac yu nga xam ne ci privé bi lañ leen di orienté ñu fay établissement privé yi loolu am na ñu jàppale étudiants yi ñu jàng deux am na tamit beneen gis-gis moo xam ne dañuy jàppale établissement privé yi pour que ñoom tamit ñu mën a bokk ci dispositif yi améliorer seen qualité d'enseignement ñaar yooyu dañ ci taxaw ba léegi dañ ci continuer di taxaw ubbeeku ci di ci waxtaan ak ñëpp étudiants ya fa nekk ñi moom école privée yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngu ci ci enseignement supérieur ñun ñu ngi ubbeeku waxtaan ak ñoom mais lii bañ ko décider dañoo jàpp ne ñun dañoo mettre devant le fait accompli parce que discussion yi ak situation bi dara justifié wul ñu arrêté cours yi amul lu ko justifié ça loolu dama koy wax parce que sénégalais yi tamit dañ ko war a xam dañoo signé convention ak protocole d'accord ak établissement privé yi ne 2019 dinañ leen fay 12 milliards ñu présenté ay factures yooyu nag mun na doon facture ren comme mun na doon facture arriéré 12 milliards résorbé aussi 12 milliards yi ñu ne leen avant le 30 juin premier semestre bi dinañ leen fay 8 milliards yi 8 milliards yi ñu def ko ci budget budget bi ñoom ñoo ko laajoon ñu ne leen dinañ ko def ci budget bi ñu def ko ci budget bi engagé nañ ko à 7 milliards 800 xaalis baa ngi fii fay nañ leen ko waaw bu ñu leen ci fayul tuuti moom lañ ci fayul mais xam nañ ne fay nañ leen ko te loolu mënul doon revendication parce que xam nañ ne lépp def nañ ko li ñu waroon def mais ñu ne dañoo voté loi rectificative des finances mooy beneen loi bu bees des finances ñoom gisuñu ci ñu inscrire ci 4 milliards yi donc kon ñoom jàpp ñu ne mën nañ leen fay 4 milliards yi nga xam ne heure bi ñu waxoon ne dañ leen koy fay egseegul jàpp ne gouvernement bi dina leen ko fay kon ñoom dañuy def li nga xam ne def rétention de note obligé ñu engagé wu ne dinañ leen fay te engagé wu nañ ba pare da ngay bu la nit engagé wu def li mu engagé wu def ko am lu ci des parce que bu fekkee 12 milliards ñu fay 8 milliards mooy jox nañ leen ndékki jox nañ leen añ bu la diggee reer mën nga ko nangu mbaa nga xaar ba reer jot te fii réewu droit la amoo droit ñëw signer contrat ne fayuñu ma rek nga arrêté ko da ngay dem tribunal da nga am dëgg parce que du syndicalisme lii du syndicalisme ñoom dañoo am contrat privé bu dul contrat d'emploi du liggéeykat yu ñuy fay non ay chef d'entreprise la yu nga xam ne dañoo am ak ñun contrat ñu koy fay bu amee problème dañoo toogaat ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen lii la ñu mën li ñu wax ne mën nañ ko ñu def ko bu ñu yeewoo ne arrêté nañu te fu ñu jógee rek ñu ne arrêté nañu pour bu ñuy négocier ak ñun toog seen kii ñun tamit dinañu def tamit suñuy carton mën cela veut dire heure bu ñu arrêté tey dinañu constater ne rompre nañu contrat bi et bu ñu rompee contrat bi ñun am na suñu ñaari taxawaay day taxawaat benn bi mooy client lañu dinañ dugg suñu beneen bi ñun ñoo yore responsabilité mission publique bi bu ñu ko exercer wul ñun am nañuy mesure de rétorsion yu nga xam ne mën nañ leen ko defal parce que affaire bi système bi dafa kenn kontaanu ci ñoom kontaanuñu ñu ngi koy wane mais étudiants yi tamit nee nañu kontaanuñu mais dañuy négocier rencontré naa étudiants yi kontaanuñu ñun gouvernement bi tamit kontaanuñu population sénégalaise yi kontaanuñu pourquoi ci benn système ñi nga xam ne ñëpp kontaanuñu surtout ñuy génne di xaalis di fay ba léegi ñeneen ñi ne kontaanuñu dañuy def lu leen neex mettre la pression non loolu mënul ànd donc loolu dama ko ci bëggoon wax di leen ñaan nag ñun ubbeeku nañu suñuy buntu ubbeeku nañu te système bi soxlawul yenn problème yi syndicats yi sax comprendre nañu gis nañu li président def que ñu ngi privilégier négociation parce que xam nañ ne fii lu fi nit mën lu gouvernement bi mën ci système bi ñu ngi koy def kon nañu ñëw commencer négocier gëm
ne li ñu leen wax comme def nañ ko ñu dinañ def li ci des parce que beneen loi rectificative des finances mën na fi am te gouvernement du Sénégal mun na fay am nay moyen fay yu nga xam ne donc du ci budget la koy fayee donc amul fenn fu ñu teg li ñuy def te loolu tamit duñ ko nangu tey te dinañu def suñu responsabilité ni mu waree pour que ñu reprendre cours yi ba pare nag dinañu toog nag système bi ñu xoolaat ko.